ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. nuyu na leen bu baax a baax mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 kontaan teewaat fii ci le point de la rédaction muy ay jotaay yu ñu amal saa su nekk di ci waxtaane lépp loo xam ne si ni actualité la moo xam fait divers la ñu toog fii xam fàcce ko waaye yéen tamit ngeen mën di joxe seen xalaat ci via les commentaires Moustapha nuyu naa la bu baax a baax. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun si sunu jotaay bi di le point de la rédaction. acca mi ngi noonu mbirum Ousmane Sonko la ñu koy doore Ousmane Sonko nag moom mu daal di defoon na benn demande de sortie du territoire waaye dañ ko bañal ki ko bañal nag mooy le procureur de la République di Bassirou Gueye Serigne Bassirou Gueye moom moo ko daal di lankal waaye de juge bu deuxième cabinet moom am na ci kaddu boo xam ne si nii ñu ngi ko ciy xaar ci moom ndax Ousmane Sonko war a mën a génn dem wuy ji foofu ci Lomé di capitale Togo ngir ñu mën a waxtaan ci li nga xam ne si moom moo di monnaie bu bees bi ñuy tuddee ECO te réewu Afrique yi yenn ci war ko bokk ba tax na ci la ñu bëgg waxtaane man ak Moustapha laataa ñu ñëw ci yeneen ñaari points yi nga xamante ni dinañ ko aborder ci le point de la rédaction Moustapha mi ngi noonu Ousmane Sonko daal dinañ koy bañal demande bi nga xamante ni wala lettre bi mu déposé woon fële ci watu procureur de la République mu bañal ko googu lay génn nag pour mu dem wuy ji invitation bi nga xamante ni invité nañ ko foofu ci Lomé di capitale bu Togo mu mel que ni Ousmane Sonko génn tanu ko jamono ji. waaw des na juge bi nga xamante ne mooy juge intérimaire bi wutoogum jamono ji DG bi di juge d'instruction bi fi jógee di Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm kooku moo si war a àddu jamono ji parce que bu ko neexee mu topp li nga xam ne moom la kii sàkku procureur di Serigne Bassirou Gueye bu ko neexee bañ koo topp bay Ousmane Sonko mu génn tey ji am na yéene kaay bu ne juge bi daanaka du ubbi sax pli bi nga xam ne moom la maître Bamba Cissé jébbal ki nga xam pour ñu may Ousmane Sonko mu dem ñetti fan yooyu fële ca Togo teewee ndaje boobu xam ne dañuy waxtaanee ECO di koppar boobu war a wuutu franc CFA bi kon loolu tey ji bu amee je pense que warul bett kenn parce que mënoo bu ñu fàttali ko sous contrôle judiciaire bi ñu def Ousmane Sonko mën nañ ne dafa nekk benn suite boo xamante ne exception la daana ko ñu tuumal nit ki viol inculpé ko ba pare def ko sous contrôle judiciaire kooku tey ji bu ñu wëlbati ko bàyyi war ko mu génnaat réew mi finalement dañ naan sous contrôle judiciaire boobu lan lay jariñ wala lan lay tekki moo tax man sama gis-gis bu gàtt damay jàpp ne rek xel xalaatul sax duñ ko bàyyi mu génn surtout ñëpp gis nañ mbir mi ba mu dooree rek dañu wax ne complot la kon tey ji buñ ko bàyyee mu génn dina am beneen lecture bu si nit ñi dem dañ naan mais bon kon jaratu ko comme mbir mi kon dara fekk ko ci quoi loolu la ñuy wax te comme dafa nekk ci yoon mu nekk ci wàllum justice xel dafay nangu mu toogandiku xaar ba nit ñi ba xam fi ñuy mujjee parce que lii yëpp dafay bokk ci conséquence su mbir mi nga xamante ne mooy affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko tey yaakaar naa ne dafa ndorte la rek mais am na ay mbir yoo xamante ne moom dina ko porter préjudice leaderu parti Pastef que ñi mu àndal bëgg ko wala ñu bañ ko mais dina ci am côté yoo xam ne dina ci jël ay sacré coup yoo xamante ne te l'avenir nous dira gis nga ñi ngi dem déjà mi ngi waroon dem teewi ndaje boobu gën a jëmmal boppam wane boppam jël parole ak yu yëpp ñu ne ko doo dem benn gàllankoor la déjà te bu fekkonte ne mbir mi amul dina dem teewee ko def ay photom def yëpp ñu te du tàggu kenn waaw day génn rek dem yoonam kon tey jii boo gisee li am mën naa ne ba léegi ci conséquences yi rek ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko bi ci conséquences yi la dogguma la ci conséquences yi la waaye tamit am na loo xam ne si nii bu dul voyage bi nga xam ne si ni bëggoon na ko def ñu antul ko est-ce que tamit amul leneen lu mu ko mën a yàqal ci wàllum politique bu ñu jegee ñi ngi jëm ci ay élections ñi ngi jëm également ci li nga xamante ni moom mooy 2024 léegi mu ñëw élection présidentielle est-ce que loolu du indi ay jafe-jafe ci Ousmane Sonko ngir mu mën a maanaam bokk wala mu mën a set ci yooyu la élection tuuma yi ñu teg si kawam moom mu diis na diis boo xamante ne parce que viol ak menace de mort lañu wax
ak lu nit mën a wax ak lu nit mën a intérêt du mbir mu oyof boo ko tuumaalee kilifa ak lu ñu mën a weddi ak argument yu ñu mën a indi dina am gàkk-gàkk bu mu indi ci moom loolu moom nit ñi foog ñu nangu ko dina am loo xamante ne ay points yoo xam ne dina ko perdre foofu léegi nag naka lay liggéey ba récupérer points yoo xam ne perdre na ko wala naka lay liggéey ba points yoo xam ne dafa nekkoon négatif mu def ko positif te loolu du doon liggéey bu simple mais su fekkee ne dañoo suivre benn logique boo xamante ne ñi ngi koy gis ba mu dooree ba léegi bu multiplier ay sorties di def ay gaaf wala muy def ay erreurs yoo xam ne mi ngi koy fi te waru ko wanaate dafay gën a dugal boppam dafay gën a suuxal boppam te jamono ji fi malheur bi nekk rek mooy mbir mi bi mu amee da ngay gis mi nga am mois de mars la am avril mai juin juillet ba ñu ngi war a jamaat élection boo moytuwul mois de janvier la doon kon donc ab diir am na ci gis nañ bërki démbali xew Touba am na ñenn ñu jàpp na visite bi mooy loolu na mu waroon demeewu ko yeneen mbir dina am ak yeneen rencontre dina am yeneen xew-xew dina amaat naka la ci Ousmane Sonko di comporté woo moo tax actuellement fi ñu toll dama gis ñu bëri dañuy critiquer Macky Sall ci ay communication ci ay sortem mais Ousmane Sonko moo war a gën a prudent kii prudent ci Sénégal jamono ci moo xam ci communication la surtout ni muy waxee ak ni muy defee parce que am na burdu yoo xam ne bu ko def nit ñi duñ ko baal parce que buñ fàttalikoo am na ñoo xamante ne ñi ngi ànd ak moom parce que dañ koy yërëm dañ koy ñeewantal jàpp ne dañ koo jaay doole dañ koo tooñ ñooñu la jàppee loolu nag da nga la war di dëggal di firndeel ne dañ maa tooñ dañ maa jaay doole mais boo leen di waneel ne dañ maa tooñ dañ maa jaay doole ba pare di dolliwaat si yeneen mbir yoo xam ne ñoom bëgguñu ko wala du seen xalaat mën nga indi ñooñu bàyyi la fa snobé la daal lay teg na loolu moo tax dafa war a regardant xool fu muy teg tànkam lan lay def ban geste lay posé lépp daf ko war a xool millimètre près bi mais su ko deful rek mën na gën a dugg ci guuta boo xamante ne après nit ñi dafay gën a compliquer ay mbiram mais kii di nguuru Sénégal wala ñi nga xamante ni moom moo di pouvoir bi est-ce que tey amuñu fu ñu jàpp Sonko surtout ci côté li nga xamante ni moom moo di contrôle judiciaire bi est-ce que amul feneen fu ñu ko mën a jàpp tamit sonal ko fa instant bi xam nga mi ngi bëgg a génn mënul génn est-ce que tamit du ñu dem ba ci kanam rek mu bëgg a def leneen ñu ne ko mënu ko def wala loolu mënu ci am non loolu mënu ci am parce que yoon sous contrôle judiciaire la ko teg contrôle judiciaire xam nañ li ko tënk mooy doo génn dëkk bi waaw mais tey jii ñoom bu seen pexe àttoon heure bi Ousmane Sonko mi ngi rëbës wala mi ngi beneen prison toog fa kon tey ñoom li ñu bëggoon amuñu ko ñu am lii kay dañ ciy jàpp tey jii bu seen pexe antu woon wala yoon bi ñu ko jaarale woon boobu foofu laa waxee quoi est-ce que duñ ci abusé ci contrôle judiciaire bi mais man du ma ci gis abus parce que yoon moo ko tënk dañoo nekk en instruction kay waaw jamono ji mi ngi mel ni bu ñu xëyoon ñu ne Adji Sarr génn dëkk bi nit ñi naka lañ koy interpréter warul génn dëkk bi dañoo war a toog mbir mi ñu leeral ko te gis nga Mahfouz mbir mi nit ñaa ngi wax ji lu mu mën a bëri lu mu gën a gudd mais dafa war a leer Adji Sarr li mu tuumaal Ousmane Sonko dafa rëy rëyaay boo xamante ne buñ demee tuumaay dara nekku si nañ ko teg daan ca war Ousmane Sonko bu fekkente ni liñ ko tuumaal moom la ñu teg ko daan ci war il faut que dëkk bi doon dëkk yoon mu leer man loolu mooy wax ji pour man dafa war a leer jàpp nañ ni ñu bëri ci bokk jàpp nañ ni Ousmane Sonko li ñu ko tuumaal dañ koo sosal ay sos yu rëy la yu monte ko teg ko kon nañu dem ci yoon sos yooyu ñu démonté ko pièce par pièce Adji Sarr ñu dóor ko ci kaso bu fekkente ni wax amul man loolu laa gisee mbir mais su fekkente ne dañu jàpp ni rek bëgg na dañoo def instruction rek jël dossier bi yóbbu ko point mort rek toog jàpp seen jàmbur du arrangé Ousmane Sonko ci dossier boobu laa bëggoon ñëw ndax dossier bi gis nañ ni boobu léegi daanaka amul benn avancement ak dossier juge Samba Sall donc moo ko xaw a téye sax mën nañu wax parce que amul ñu ku ko remplacer ba léegi mais gis nañ ni en tout cas daal enquête bi wala dossier bi avancé wul benn yoon te loolu tamit du avantage yu Ousmane Sonko mais tamit sous contrôle judiciaire bi plus muy dem Ousmane Sonko di gën di soxla boppam di gën di nekk ci loxol li nga xamante moom moo di pouvoir bi yoon parce que tamit yoon moo yore pouvoir bi moo yore yoon donc dañ mën naa wax ci loxol pouvoir bi donc loolu aussi problème la pour Ousmane Sonko ak ku ko xam ci radicalisme bi nga xamante ni tey ci la nekk. waaw problème la te daf koy handicapé te booy xool Ousmane Sonko ay sortem sax da nga xam ne il n'est pas à l'aise. waaw nekkul. mais loolu moom ñëpp gis nañ ko. parce que tuuma yi moo rëy ni ma ko waxee woon sànq rek. te loolu ñëpp la yow tey jii man mi wala keneen kuñ ci tuumaal lu ñu mel noonu. ñu teg ko sa der rek. man je vois mal nga taxaw free di wax li ngay wax noonu normalement nit kese la mën a doon. ak lépp lu mu ci mënti doon moo xam ngay homme politique moo xam ngay musicien bi. moo xam ngay artiste bi lépp lu ci am nit kese la mën a doon te am na yoo xam ne bu dalee sa kaw il faut mu feeñ sa kanam loolu moom nit mënu koo dindi bu ñu ñëwee ci contrôle judiciaire bi ñu doon wax léegi xam nga tey jii ku sa wujju di sëlam doo set moom ñi ko def contrôle judiciaire moom mooy ñi nga xam ne ñoom lay wujjanteel ci nguur gi. xam nga foofu la mbir mi compliqué. élection locale yi ñi ngi ñëw di nga soxla ay partenaires di nga bëgg a dem bitim réew xoolee diaspora bi. nemmee ko ji bitim réew ñeneen ñoo xam ne dinañ la mën a apporter seen soutien
mais soutien financier bi nga gis keneen ku la jàppale ak yeneen yoo xam ne da nga ko doon dox bitim réew diggante sa gox ak feneen yooyu yëpp doo ko mën a defati léegi da ngay toog ci biir dëkk bi par force ngay toog parce que ñoom ñoo la fa teg mais toog boobu foog ngeen dem ci yoon ñu atte leen ñu loolu mën a dañ loolu mooy wutale par exemple sous contrôle judiciaire bi ñu kat ak ñoom dañu am liberté provisoire xam nga ni ki am liberté provisoire mu jaaree fa doon liberté boo xam ne kenn xamul nu mu mujjee dañ koy fàtte mënul yem ak sous contrôle judiciaire bi moo tax ñi ne dossier bi mi ngi au point mort ak yëpp man yaakaar naa ne bés dina ñëw ñu tegaat ko stable xaw ma nag ndax dañ koy classé wala dañuy dem procès mais bés dina ñëw moom forcément ñu létt ko mbaa ñu firi ko te luñ gën a duré nii du ko arrangé te man su ma doon moom li ñuy sàkk comme moom ni mu ko waxee woon mooy day sàkk ñu dem ci procès parce que bu ñu demoon ci procès dina am tuuma yoo xam ne tuumaal nañ ko déjà nit ñi dañ koy commencé di teg ci kawam seetal luñ la lii demee na nii lii demee na le mais bu demul ci procès tey ji yooyu yëpp du mën a leer ak mbir mi du am parce que ba léegi am na ay zone d'ombre yu des ci bopp nit ñi te loolu il faut dem ci yoon rek moo ko mën a leeral su ko defee nag ñu xam fan la dëgg gi féete lu ci am ku nekk assumer ses responsabilités pleinement mais fekk ñi ngi ko def sous contrôle judiciaire yaakaar naa ne dafay am benn tànk boo xam ne dañ koo takk ci dëkk bi du mën a génn même su fekkente ne am na liberté di wax li muy wax fu mu bëgg dem ci dëkk bi mi ngi fay dem di def ay sortem lu mu bëgg a wax ko di communiquer ci ay page Facebook am mais am na loo xamante ne daf koo war comme li ñu gis génn bitim réew dem bitim réew te loolu yoon rek moo ko mën a defal li ko war nag fi ñu toll nag mooy comme instruction la nekk te moom li la doon éviter parce que dafa xam ne jamono ji imagine toi mu nekkoon ci prison ba parce que mbirum viol bu ñu dóoree instruction amul àpp waaw dañ la fay dóor rek fàtte la waaw ba keroog instruction bi di noppi ñu doog laa àtte loolu moo taxoon mu xataraayo ne bu ñu seetaane rek bu ñu ko dóoree ci kaso bi gars yi dañ ko fay fàtte te gis nga effectivement li mu jur donc comme ñoom amuñu kaso bi pour ñu fàtte ko fa contrôle judiciaire lañu am pour fàtte ko fa nañ ko fa punir téye ko du mën a nañ ko fa téye du mën a génn du mën a dem du mën a dikk ci lànk ci bañal boobu nga xamante ne bañal nañ ko génn gi ñu bëri dañuy jàpp ne Ousmane Sonko dafay nekk di provoquer at ñi nga xamante si moom moo di nguur gi pour parce que xamoon na ni duñ ko bàyyi mu génn donc dafa bëggoon juste rek provoquer waat leen amaat wala mu amaat benn wax ba loo xam si ni tey benn buzz boo xam ne si ni tey dina amaat ci moom jóge ci fi nga xamante ni moom moo di état bu Sénégal dafa mel ni dafay jaxasewaat Sénégalais yi ak ki nga xamante ni moom moo di nguur gi. non man aw ma ci ñu bëri gis-gis boobu lañ ci ama waaw man aw ma ci lecture boobu parce que damay jàpp ne tey ji ku ñu def contrôle judiciaire sañ ngaa bind sàkk ñu bàyyi la nga dem surtout bu doon loo xam ne sax dafa ne damay dem seeti ji sama maam wala damay dem seeti sama yumpaañ mais ndaje la boo xamante ne ay kilifa dañ fay teew ñuy waxtaanee lu am solo ñu invité waaw ñu jàpp ne koo xamante ne taxawaayam ak bu fa teewee dina jëmmal ndaje bi tamit bu fa jëlee kàddu dina am solo ñu invité ko mu war cee participer loolu tey ji man yaakaar naa ne amul lenn loo xamante ne genre provocation lay nduru surtout bu fekkente ne ñetti fan kese la mu dem ñëw loo xamante ne lu xel mën a nangu la mais boo gisee conditions yi circonstances yi mu fekkee ak mbir mu nu mu demee da ngay xam xel na lii comme ni ko journal bindee duñ ibbi sax plébiscite effectivement noonu lay demee duñ ko sax xool dañaa kan demal nga toog na le kon gisuma foofu provocation parce que lu normal la lu logique la nga bindu pour dem waaye dafay doon loo xam ne tamit ci beneen gis-gis bi nit ñi dinañ ne contrôle judiciaire dañ ciy bàyyi xel parce que ñu bëri fàttewoon nañ ko sax pour ñoom Ousmane Sonko fu ñu toon dara tënku ko nekkul ci dara mais li bu ñu gisee dinañ ne dinañ ci bàyyi xel moom tamit dina tax mu xool ak avocat am naka la ñuy def ba ñu jéem a xool mais je ne pense pas que ñu am ci pexe ba mbir mi ñu létti leen baa ñu firi leen parce que mënoo nekk rek sous contrôle judiciaire mu jëmale suba fu kenn xamul en tout cas nekk na loo xam ne si nii lu doy waar te contrôle judiciaire boobu tamit maanaam amul app day dem instruction bi lay dem ba fu mu toll mais loolu dina mën a dem ay at yu bari de dina compliqué si moom parce que mu ngi mel ni koo xamante ne dañ ko jàpp ci wàllum viol buñ ko defee instruction wala koo xamante ne dafa rey nit buñ ko defee si instruction xam nga bokk la flagrant délit bi nga xamante ne semaine prochaine rek audience bi stop mën nañ ko àtte wala bu fekkente ne correctionnel la kooku nga xam ne 6 mois lañ ko àppal bu ñu la defee détention préventive balaa 6 mois yi war nañ laa may nga dem jàkkaarloo ji ak juge mu àtte la mais fii amul àpp loolu mooy danger bi nag loolu mooy moo tax ñuy topp terrorisme nga gis koo xam ne dañ koy topp affaire du terrorisme tëj ko bàyyi ko fa ñeenti at doo koo àtte ñu koy ñaawlu waa instruction mooy yàgg loolu nag gars yi droit de l'homme yi ñu ngi ko doon kaas parce que nee nañ instruction war nañ ko wutal àpp tamit parce que di nga gis koo xam ne dañ ko fay denc 5 ans àtte ko tëj ko 3 ans wala denc ko 5 ans àtte ko tëj ko 4 ans mu dese ko benn at yooyu yëpp da nga koy gis ci biir réew mi wala ñu àtte la sax ne la defoo yooyu yëpp am na fi donc loolu nag dafay compliqué ba tax na ay ci wàllum viol loolu moo taxoon ñu ne criminalisation bu ëppoon naa def
ëppoon naa def parce que mooy jur genre déy yi rek parce que viol dafa complexe boo xamante ne tey jii loolu moo tax sunu borom subhaanahu wa taala ni mu ko tënkee pas viol sax mais njaaloo ni mu ko tënkee dafay wane ne rek nit moom mën naa ne sax kenn mënu wax ne kii kenn mënu tuumal kenn kii dafa njaaloo kon xam nga loolu tey ji bu ñëwee ci viol bien vrai que ci wàllu dëkkub yoon la ñu nekk ñu am nuñ ko tënkee da ngay gis ne tamit du doon loo xam ne lu yomba démontrer lay doon surtout viol yoo xam ne ay adulte ñoo ko seq du doon loo xam ne lu yomba démontrer lay doon du yomb ba tax na noonu la ñuy duggee ci li nga xamante ni moom moo di beneen ponk bi ñu jël muy wàllum politique ak Benno Bokk Yaakaar wala APR yi nga xam si ni fan yi moom dañoo pànk ku génn wax ñu génn tontu la te nekkul woon loo xam ne si ni lu leen xamee la est-ce que dañoo sonn wala dañu changer tamit attitude génne les griffes ku ñu xusi ku ñu wokk ñu xuri la dañoo àbb jikko bu nekkul ci ñoom moo tax bu ñu xuree mu ëpp xam nga tey jii différence bi am ci entre jeunesse su APR yi wala ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall ak ñi doon gis ci jamonoy Abdoulaye Wade du benn Abdoulaye Wade dafa xeex 26 ans pour jot ci nguur gi ànd ak ay Mamadou Diagne Fada ak ay Pape Samba Mboup ay ñoom Farba Senghor ànd ak ay nit ñoo xamante ne ay daanaka ay xulookat rek la ñuy def ay dàggasante ñoo xamante ne dañoo mën a xuloo am ay argument ñooñu dañoo def du chemin dañoo jàng ci yoon bi jàng ci keppaaru góor gi ba bi ñu toogee au pouvoir ñi nga xamante ne ay ndaw lañu woon sax doon ay jeunes gi ñoom ku ci mel ne classe Baara Gaye bi tontu rek lañ daan def Mamadou Diagne Fada pareil ñi nga xam ne ñëpp ñoo jiite woon ba ci Aliou Sow ñi nga xamante ne ñoo jiite woon ñëpp kuréelu jeunesse yi wala kuréel yi nga xam ne ñoo nekkoon ci cadre yi wala parti yëpp da ngay gis ne ku ci wax rek da ngay xam ne ñii Babacar Gaye tamit ñoo xamante ne ñëpp daanaka seen expérience ak seen wax bu ñu waxee da ngay xam ne kii dafa xam dafa mën na wax yoon yooyu bokkul ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci APR ñi fa nekk ñu bëri dañoo milité 2009 2012 nga jot si wala 2010 nga ñëw ñetti at nga def wala ñeenti at ñenn ñi sax defuñu ko bi Macky faloo pare lañuy doog a ñëw xamuñu opposition xamuñu plateau télé la preuve tey ji booy invité pour nga am benn responsable c'est tout un problème ñenn ñi day sonner dans le vide ñenn ñi boo ne woo ñu ne looy waxtaane nga expliquer ñooy je te reviens dootoo leen déggaat parce que ñu bëri dañuy daw yenn wax yi parce que boo waxee li ñu waxee ne le or ñi le dañoo subir ay défaite génn ñu attaqué le tëj la kaso nga tëjati la yàgg demee élection di perte xam nga yàgg demee élection nga xam ne li yaa gañ ñu sàcc la yooyu yëpp ñu dund ko am benn expérience bu ñu emmagasiné moo tax mënuñoo yem ak ñi léegi ñii nag bu ñu dundee loolu expérience bi gis ne dañoo nekk ñoo xamante ne peut-être ñii dañ leen wax seen timidité seen yaacaaral parce que ay jeunesse yoo xamante ne mouvement des élèves étudiants élèves républicains yoo xamante ne maire wala ay cogère yoo xamante ne daanaka dangar gi ñu waroon àndal parce que jeunesse boobu sax voilà mooy dimbali parti fugg boobu ñu waroon am ñoom fi ñu ko amee mooy seen biir la ñuy xuloo seen biir la ñuy jamante seen biir la ñuy jàppante loolu mooy problème bi léegi loolu nag amuñu ko léegi actuellement ñu bëgg ko àbb génne ko ci moo tax bi ñu koy génnee day ëpp loo ci gis Abdoulaye Bathily fital yi day daawee fu ne ku nekk di tiire Ousmane Sonko bi ñu gisee ne mbir mi jekkoo nañ leen ci manifestation yi ba manifestation yi jàll loo ci gis après ñu génnee daal di débordé waat bañ dawee ba mu passé waaw ba mu passé ñu génn bañ génnee loo si gis génn bi daa ëpp wala dañuy déborder fu ñu waxee rek ça déborde du cadre parce que dañuy àbb jikko yu nekkul ci ñoom gis nga nit ki lu nekkul ci moom rek boo ko ci doolee mu nekk ci moom tey ji li leen war mooy xool naka la ñuy communiquer ak naka la ñuy jàkkaarloo ak opposition bi mu doon ay position yoo xam ne dafay pondéré mais yu ferme tamit mais pas nit ku wax nga saaga ko nit ku wax nga dugg ko nit ku wax nga ne ko c'est un négri c'est un méchant wax ji du foofu na nga xam ne ay cadre parti bi lañ ay xam-xam lañ nañu encadré ndaw ñi encadré ñi war a wax encadré seen ay sorties mais buñ ko deful ay pour ay dents pour dents l'école du parti ñu xam ne si mais defe naa am nañ ko defe naa Djibril War moo ko jiite mais je ne pense pas que li ci war ñu ngi koy def parce que bu fekkee da nga ay ndaw ñu ne ci politique aussi il faut nga leen di former il faut nga leen di tàggat ci naka la ñuy defee politique ak maanaam jox leen ay outils yoo xam ne si ni tey bu ñu toogee di wax dinañ xam ne kii li muy xam ne aussi ñu mën a défendre seen bilan Macky Sall mais da nga gis koo xam ne si ni ci APR la bokk mais pour mu défendre le bilan de Macky Sall c'est tout un problème du ko def moo tax dañuy déserter dañuy daw du ko défendre moo tax boo ci wee dañuy daw surtout boo leen nee débat sax débat organiser débat c'est tout un problème mën nga dajale fi sa plateau bi nii facilement mën nga fi regrouper 4 yoo xam ne si opposition lañ bokk wala 5 mais parti au pouvoir koo woo mën a la woowal kële xaaral ma jox la ki wala kan nga may booleel boobu mënoo kooku du ma débattre ak moom bon par principe du ma débattre ak moom waaw mais am na ci droit am mais am nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne daal pour man ñoo xamante ne lañ war nañu xoolaat seen taxawaay parce que waxoon naa ko benn jour borom caq du xeexa borom baatu nen ñoom œil pour œil dent pour dent du leen jik
du leen jig de yow boo caqee sol say or sol say lu nekk am kenn ko taxaw ci bopp koñ bi nga ne ko yow saa boo ma saaga wala boo ma tooñee naa la fekk foofu defanteeg yow yaa ngi nax sa bopp parce que yemoo leen di bu ngeen xeexee ngeen songonto fi liy tooy si yow lay jóge moom amul dara lu koy kii day toog jàpp njàmburam parce que bu ñu fàtte ne opposition ñoom ñoo yor le ministère de la parole ñoom wax ji la ñu féete woo dañuy wër di wax suba ba ngoon kenn dénku leen kenn joxu leen mënuñoo def dara léegi yow boo ne kooku ci wax ji mi wax naa ko fekk sa kañ ngay liggéey déedéet da ngay wax ba wax jotee liggéey ba wër liggéey jotee mais bu fekkee ne da nga bëgg a jóg léegi ne man ku ma ko demin ku ma ko timbax ma rimbax la ko yaakaar naa ne du solution bi ku la ko timbax xoolal naka ngoy def mais bu ko rimbax ci saa si na tollox donc loolu gis nañ ko daal attitude la boo xam ne si ñu ngi koy commencé di gis ci ñi nga xamante ni ñooy ànd ak Macky Sall donc gis nañ ko ci bu mujj bi rek Abdoulaye Bathily bi mu génnee wax te Abdoulaye Bathily ku nekk xam ne ni moom bon sage la yàgg na ci politique xam na politique bu Sénégal lay doxee xam na bu baax a baax lan mooy politique donc su waxee te ci ñoom la nekk sax je pense ba léegi bu waxee war nañ jël waxam jooju ñu am fu ñu ko jàngatee mais pas di dal ci kawam comme ni ñu ko defee je pense que loolu du woon réponse bi nga xam ne si moom moo gën ba tax na dañuy daal di dugg ci beneen sujet di fusion bi nga xamante ni ñu ngi koy lam-lamee entre APR ak réew mi di Macky Sall ak Idrissa Seck en tout cas ñu ngi koy lam-laamee ñoom ñaar dañ daal di boole seen ay doole muy seen parti ngir ñu mën a jëmmal gën a am seen taxawaay ci réew mi ba tax na daal deal bu bees tàq la ñu ko tuddee donc mook Macky Sall ak kii di Idrissa Seck donc grand xam naa nag parti bu rëy lay nekk pour mën a taxaw jàmmaarloo ak ñi nga xamante ñoom ñoo di opposition mais loolu fusion boobu tey lan la mën a jur ci Benno Bokk Yaakaar. mais xanaa. parce que APR la ñuy wax ak APR la ñuy wax ak réew mi. ak réew mi la ñuy wax mais Benno Bokk Yaakaar dafay Benno boo ko waxee APR ngay wax parce que APR. parce que SCPS dina dem. SCPS ak yeneen. non mais fusion bi kay leer nañ bon tribune moo ko wax. bon supposition bu ñu def la rek ñu ciy jàngat bu fekkente ne am na. naka lay demee ak naka lañ ko mën a gisee. mais Mahfouz da ngay xool gis ne Benno moom boo waxee Benno APR ngay wax. APR moom moo yor lépp Macky Sall moom mooy dawal ñeneen ñëpp ay gunge lañ ay al toppe lañ rek ku mu ci neexoon suba mu faxas sa nga dem te du mujj fenn kon boo nee Benno moom APR la donc boo nee fusion APR ak réew mi lay gën a arrangé que APR man loolu laa yaakaar parce que APR la fay nekk ci ay kàngam bu réew mi ñëwee greffé ci kawam ku greffé ci yow foog nga sédd ko te sédd bi su boobaa du bokk ki nga doon sédd ak allié la mais damaa ñëw dëkk si ku dëkk si ak ku gane si du benn waaw ki ñëw dëkk si nag li nga koy cër bi nga koy jox ci kër gi ak ni muy dëkkee ci kër gi ni muy toogee ni muy adapté wu du bokk ak ki gane si ki gane si dina am fi muy limite yu muy yem dina am yu mu warul xam ci kër gi loolu moo tax ma ne réew mi lay gën a arrangé parce que réew mi dafa def benn pari bu risqué bi mu demee fekk ji kii di APR te dama naan sa fusion boobu peut-être ñoom ñoo lancé ballon de sonde boobu pour xool nit ñi ban lecture lañ ci am parce que ñoom fi ñu li leen jik mooy ñu dem seey ji parce que daanaka dem bi ñu dem ni seen avenir politique ñëpp a koy xoolaat dañu hypothéquer seen avenir politique la preuve am na ñu bëri ñoo xamante ne ci ñoom lañ nekkoon dem nañ fekk ji Déthié dem boobu ñu ko fekk ji mooy ànduñu ak Idrissa Seck démarche bi muy demee te loolu boo ko gisee mooy tey ji ëllëgu parti boobu dafa dañ koy mettre entre parenthèses parce que dafa doon ëllëg boo xamante ne amul dara lu dëgër luñ mën a teg parce que fekkente ne Macky Sall la àndal jamono ji il est obligé mu sukkandiku ci appareil yu APR pour mën a am doole parce que réew mi ñëpp xam nañ ne bu amoon appareil fi ñu toll nii dafa des bëreetul tuutee fa des bokk bu dul woon sax seen ministre yi leen jox ak yenn poste yi nga xam ne am nañ ko amaana parti bi dana gën a nërmeelu kon loolu tey jii réew mi moo gën a soxla APR pour dund que APR soxla réew mi pour dund te man dama yaakaar ne APR bu jegee réew mi pour bëgg ko phagocyté wala mu lump ko dafa am ay intérêt yu mu si jublu parce que leader bi ba ka nekk ci bopp réew mi la mooy Idrissa Seck Idrissa Seck Macky Sall bu ko fexee ba neutraliser ko ba nga xam ne léegi moom na ko ñi muy jàkkaarloo ñan la Khalifa Sall lay doon Ousmane Sonko Malick Gakou Karim Wade ak ñeneen ñi nga xam ne cité wu ma leen peut-être Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye ak ñeneen ñoom ñëpp mën na jàkkaarloo ak ñoom mais jàkkaarloo boobu muy def dafay am benn ku am solo koo xamante ne buñ fàtte ne moo jëloon deuxième ci élection présidentielle yi ñu génn kooku bu ko dajalee bu ko effacé fexe ba et puis lépp li ay militants am nga dajo ko même bu dee 10 militants la wala 15 am na ko de plus bu fekkonte ne ki daan xëcc nit ñi la ñuy xeex wala ñuy xëccu di def lépp nga fexe ba téye ko sa wet am na ay points yoo gagné ci beneen fànn bi Ousmane Sonko mi ngi dem lente ak yoon fi ñu toll da ngay gis na kon
terrain bi dafay gën a mel ni lu xaw a tàlli pour ñi nga xamante ne ñoo faree ci nguur gi. mais toujours nag dañuy wax bët li koy fatt du ko gis di nga pare yaakaar ne calcul yi côté bii la nekkee. la lay génnee feere la beneen côté doo ko sax gis. ku weddi laaj Yaya Jammeh ak Adama Barrow. en tout cas li nga wax la yaa ci côté opposition bi nga wax mais tamit ci côté ñi nga xam ne si ñoo ànd ak moom parce que mën na indi ay frustration instant bi jamono ji ñuy wax ak yow ba léegi xamuñu kan mooy war a wuutu Macky Sall après 2024 te préparé wuñu kenn ci lu ñu xam boog gis ñu kenn ko xam ne si ñu ngi koy préparé pour mu mën a wuutu Macky Sall est-ce que du indi ay frustration ci au sein du parti wala au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar. mais foofu xam nga foofu man damay wax ne foofu mooy coup d'envoi tasaaroo Benno bi tey jii Macky Sall bu demoon ba ne du ma doon candidat diw choisir naa ko ne jiite candidat bi di nga ñu bëri day commencé takk seen i bagage naan kan sëñ bi man kat damay dem keneen takkaat na ko man kële laay àndal man kii ànduma juwoon moom parce que parti politique moo sosoo noonu fekk yaa ngi yor nguur gi yaa yor lem bi nit ñi dañuy tàllal seen loxo rek ngay def mais bis bu ñu nangoo lem bi doo gis sax ku tàllal loxo wala ku la jege tey jii xool la preuve Abdoulaye Wade ana ñu mu doon àndal ana ñu ko jege ñëpp dem nañ Macky Sall bu ñu demoon ba xam ne tey jii Macky Sall Idriss Seck mii la fi bëgg a teg di nga gis ñeneen ñu nekk ci wér gi ñu génne dem si yoon ne ko ñun Idi mii doy ñu dañuy dem wuti ji parce que fii nga jaaroon dem wuti ji kon noonu lay demee forcément dina am ñoo xam ne du ñu d'accord ak Idriss Seck léegi nag ñan ñooy d'accord ak Idi ak ñan ñooy ànd ak Idi ndax ñiy des ak Idi ñooy ëpp wala ñuy àndul ak ñoom ñooy gën a bëri maintenant su fekkente ne nag man pour man fi ma jàpp ne mi ngi fay defee erreur mooy li waral dauphinat bi wala ki ko war a remplacer teelu koo génnee léegi mën na indi problème parce que bu ko teeloon génnee léegi mën na ko miinale askan wi mën na koy préparer mën na koy jox dool loolu moo waral sax ñu bëri jàpp ne président troisième mandat mi ngi ci bopp bi parce que buñ demee bon di 2024 des na mën nañ bàyyi mu des 2 ans mu doog koo génnee commencé ko préparer ko toilette ko am ay postes yu mu ko jox mu miin askan wi dem leen te di jëflante ak ñoom su ko defee ñoo xam ne kii moo koy wuutu mais jamono ji pour man war na commencé mën a nit ki commencé ma ko def parce que tamit defuma troisième mandat loolu man pour man amul mal pour ku la wuyuwul nga puus ko mu dem wet loi impopulaire nga jàllale ko redresser dëkk bi teg ko si ay loxo ni ko dem te moom mooy wax defuma troisième mandat sa constitution bi nee na kenn fi ngeen def troisième mandat ñaari mandat yu tof la loolu bu ko waxee lépp lu si waaye wax rek bëgg lu ko neex la ak sa naf su bakken nga topp rek waaye ku waxal yàlla tamit jàng français bi ñëpp jàng jarul ngay dem université jàng fa droit mais xam nga ne nit mënul def lu ëpp ñaari mandat yu toftaloo def nga benn defaat beneen mu toftaloo ngeen bëgg na bële bokk ci waxuñu fenn ay mandat de 5 ans ak 7 ans ñaari mandat yu toftaloo te ñaari mu def yëpp ay mandat la wax na tàkk kon loolu yaakaar naa ne bëgg lu neex kilifa gi rek moo fi nekk nag xam nga léeg-léeg ñi nga xamante si ñoom ñoo la wër sa entourage des fois surtout ci côté nguur moom ñoom ñoo lay sonal wala ñoom ñoo lay dugal ci yenn guuta yoo xam ne si nii après da ngay dugg ba ci biir ci nga bëgg a dellu ginnaaw te dootoo mën a dellu ginnaaw ci je pense que yooyu war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax Yaya Jammeh mi nga waxoon léegi rek donc war nañ ci mën a jànge te sorewuñu nag Yaya Jammeh moom Gàmbi gii la rek boo génnee egg donc war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax xam ne réew mi moomuñu ko dañoo judd fekk fii réew mi ne fi te dañuy dem bàyyi fi réew mi te juddu wuñ nekk président juddu wuñ seen papa yi nekk président wala seen maam yi nekk président dañ leen a fal jox leen benn durée bien déterminée suñu paree nañu jax suñu réew ñu dem ñu xool keneen ko xam ne si ni moom lañu bëgg fal ñu fal ko jax je pense que loolu la am na solo looy tàggatoo waaw li may tàggatoo di la jaajëfal di jaajëfal ñi nga xam ne ñëpp ñoom la ñuy àndal si suñu point de la rédaction bi di leen jox daje suba incha allah di la jaajëfal yow tamit di jaajëfal libaas bi nga xam ne si moom mu nekkoon ci wàllu réalisation bi ak technique bi yéen ñi topp saa su nekk tàyyiwu leen bàyyiwu leen di ñu topp ci le point de la rédaction ak suñu yeneen programme yi nga xam ne si ñu ngi koy amal fii Sunugal 24 di leen wax ngeen wuy di abonné di aimer aussi suñu ay vidéo di abonné bu ngeen abonné pare ngeen activer cloche notification bi comme ça ngeen di mën di am vidéo yi en temps réel di leen jox dig daje ba suba incha allah yi beneen plateau ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax